ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm bu baax di ko sant egsi ak yéen ci gis-gis ak RFM tey jile ñu ngi waxtaanee loi bi nga xamante ni wote nañ ko fii ci miim réew daal di jàppe def népp crime lépp lu jëm ci wàllu siif tout tànk yeeg yegg ci soxna loolu nag mooy waxtaan week RFM ñu ngi ak maître Assane Dioma Ndiaye avocat la à la cour di président Ligue sénégalaise des droits humains maître ñu ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi lay ziar Alaaji Assane. jërëjëf ñu ngi it ak maître Abdoulaye Babou wala boog di ko xaar egsi na maître Babou maa ngi lay nuyu. maa ngi ci di la ziar Alaaji Assane. jërëjëf Babou maître Assane Dioma Ndiaye loi bi d'abord ak doxalin wi boobaak léegi naam ñëpp ànd maase ci ne lu war la daan moom nuñ ko gën a tarale ci yenn jëf yu ñaaw yi waaye ñeneen ñi seen njort mooy ci wàllu doxalin bi fexe ba njuumte du ci am loolee yow noo ko gisee. waaw Alaaji Assane yaakaar naa njuumte bi moom xëy na sax du ci am parce que ni ko sama mag maître Babou waxee dëgg sànq ci français bu information amee xëy na day tax ñu gën a xam mbir mi nu mu demee gën koo leeral ak fa ca leeral ba mun a yem loolu xam nga justice moom amul obligation ne dina wax ni mbir mi demee mais mooy preuve yi ñu ko indi rek ci lay mun a sukkandiku mais xëy na li ci nit ñi di gën a wax daal mooy est-ce que efficacité répression bi dina am ci criminalisation bi xam nga bu njëkk buñ nee na yaa def viol rek dañ nañ àtte ci diir bu gàtt ndax flagrant délit la doon dem ndax loolu dafa am solo ci mbiru viol parce que ki ñu violé day yàkkamti xam nu mbir yi demee ndax dafa am bët bu ko société bi di jàppee mais moom dafa am traumatisme ci biiram boo xam ne tant que xamul nu mbir mi demee wala tant que gindiwuñ ko dafay nekk ci benn souffrance ak solitude te xam nañ ne information ci Sénégal mun na dem ba juróomi at kenn limité wu ko mun na dem fukki at est-ce que loolu méngoo na ak faj bi nga xam ne solution bi nga xam ne adapté na ci mbiru viol ñaareel bi aussi dañu seet ne information Sénégal juge yi d'abord bëriwuñ ñaareel bi aussi amuñu jumtukaay yoo xam ne dina am plus-value maanaam enquête préliminaire bi ak bu information amee est-ce que yokkute bu am solo dina ci am donc xëy na loolu moo tax nit ñi am ci ay jiixi jaaxa mais li ci am solo mooy ñëpp d'accord nañ ne tey peine yi moom waroon nañ koo yokk ndax mu dissuader ndax nu muy gën a diis jàpp nañ ne nit ñi ne balaa may def lii dinaa ko xoolaat mais est-ce que boole nañ nag efficacité bi ak diisaayu peine bi ndax am na ñoo xam ne jàpp nañ ne bu weesoo ñi nga xam ne dañu jàpp moins de 13 ans nga xam ne loi bi 10 ans incompressible la wax daanañ fi tëj nit viol ci ñaari at am na ñu ne est-ce que mënuñu woon a bàyyi caractère correctionnel bi ba pare ne 10 ans bi amul xale amul mag ku def viol peine bi mënut a gën a néew fukki at am na ñuy indi débat boobu am na ñu ne nag criminalisation bi baax na mais dañ ko waxtaanul indi moyens yoo xam ne dina tax ba taar yi ñu am tey ci information yi ñu corriger ko maanaam information bi bañ a yàgg ñu bañ a lor ki nga xam ne mooy victime bi mais bañ a lor ki nga xam ne itam bu yàggee te ñu ne ko defoo dara xëy na yàq nañ àddinaam donc li ci am daal man ma gis ko mooy waxtaan wi ci war xëy na dañ koo deful ba associer acteurs yëpp ba nga xam ne dinañ am loi boo xam ne acteurs yëpp muy juge yi avocats yi ak ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci mais est-ce que c'est trop tard moi je pense que ni waxtaan ni mën nañ ko yeggale naam loi baa ngi fi léegi mu des nag acteur de la justice seq ak gouvernement bi ñu génne également moyens yooyu ñu wax ne moo manqué waaw loolu mun na nekk mais xam nga loi buñ ko indee rek mu indi controverse déjà loi boobu ñu ngi limité portem te ñu ngi limité adhésion bi nga xam ne controverse bi du ci baaxaayu loi bi waaye ci application moo tax ma ne warees na mën a indi les moyens yu koy gunge. waaw loolu mun na nekk mais xam nga Sénégal ñaari mbir dafa am. d'abord loi yi duñ ko waxtaane duñ ci boole acteurs yi nga xam ne ñëpp war nañ ci ànd même bu ñëpp d'accord ne loi dafa war a méngoo ak contexte criminogène bi maanaam boo demee ba dëkk léeg-léeg benn phénomène criminogène am war nga indi loi loolu mooy politique criminelle loolu responsabilité état la mais ñaareel bi aussi waxtaan ba ñëpp méngoo ci loo xam ne buñ ko indee ñëpp ne lii kat baax na loolu dafa war a am ñaareel bi aussi Sénégal dañuy def réforme te duñ indi moyen firnde bi ma la ci jox rek balaa may jeexal boo demoon tribunalu Pikine tey benn juge d'instruction moo fa nekk juge boobu
mën nañ la tey at te du la mën a entendre parce que mu ngeeg lu ëpp junniy dossier ci benn doomu aadama ak greffier am benn Pikine nga xam ne daanaka bu doonee Dakar ak Touba wala Pikine ak Guédiawaye ñoom mën nañ ne ñoo teg tànk ci Sénégal nga yóbbu fa benn juge d'instruction déjà moom la mu amoon ci dossier mënu ko xool nga indilaat ko yeneen dossier yu jóge ci viol est-ce que loolu dina arranger victime yi tey naam sax bu ñëpp d'accord ne peine yi war nañ ko yokk te loolu ci criminalisation la mën a jaar donc débat la boo xam ne waroon nañ ko gën a miir ci sama gis-gis balaa ñuy dugg ci mbir mu mel nii. très bien du yomb maître Abdoulaye Babou yow it sa xalaat ci fànn woowu ndax ni ñu koy waxee ginnaaw bi ñëpp ne faaw loi am ci moom ci mbir mi léegi ci wàllu doxale gi. li ma lay wax Alaaji Assane du ay nettali du ay gént moom lay dund sama cabinet fii Njaareem sama spécialité mooy défendre ñi ñuy violé te duñ ma fay 15 pour dimbali leen ndax dafa bari loi bi ñëw bi ñëpp ci war a kontaan mais bala ngaa xam njëriñam nga wax li jiitu woon lan moo ci sooxe woon fu viol amee ci tribunal Assane wax na ko d'abord du dem instruction flagrant délit xam nga flagrant délit taf la rek da ngay taxaw tribunal 15 minutes après ñu jugé waa ji le plus souvent di ko bàyyi président UMS wax na ko nee na viol bi li ñuy bàyyi nit ñi bari na xam nga lu ko waral la patamee liggéey ba xoolal jigéen bu ñu traumatisé violé ko des fois day taxaw tribunal di lox du mën a wax ŋaang du ko mën a def xoolal lii ni mu méttee te surtout su dee xale bu ndaw ni pat le plus souvent violeur bi ki def mbir mi nekk ab kàccor boo xam ne am na xaalisam pour mën a jël avocat wala même nekk mbokku xale bi loolu lépp ay blocage la woon ñu taxaw ci tribunal ñu ni 2 temps 3 mois ñu ne amuñu preuve nañ ko bàyyi mais loi bu bees bi loolu la dàq nee na kenn dootul taxaw flagrant délit instruction lañ ko yóbbu xam nga instruction mooy lan mooy enquête juge bi dana am temps yoon tënk ko ci parce que crime amul délai le temps mu yor dossier saytu ko ci nekk victime bi ci bureau lañ koy waxtaan ak moom dalal xelam mu wax lépp mbir mi ni mu demee juge bi tam yoon may ko képp ku laal ci mbir mi muy nijaay ak ku sori ak ku ci xam dara mu jël temps déglu leen boobu liggéey kay xam nga moo gën ku nekkul droit sax da nga xam ni boobu lañ gën a fuye li ma lay wax du deñ généralement juge d'instruction dossier bu mu jël ba càmbar ko ba yóbbu des charges suffisantes kooku su demee dañ koy tëj maintenant am temps benn mbir la mais beneenu mbir nga am tous les moyens def gëstu yi technicité bi ci war ngir mën a yegg ci dëgg gi wala gën a jege dëgg ka safaan wa mais d'accord naa ko loolu tam munuñ ci dal ci juge de ndax juge bi ne li yoon wax li ko yoon jox ci code de procédure pénale nee na ko yow soo yoree sa dossier ku la neex mën nga koo woo technicien bu la neex mën nga koo woo boroom xam-xam bu am xarañ bu nekk ku la neex mën nga koo convoqué même lii leen lëndëm mën ngay def ay délégation judiciaire naa wëral leen ma loolu koy jeexal na ay wax kon kay juge bi am na matukaay yëpp te ñu wax tam ni ñu ngi fi man 35 ans am naa ko baar bu njëkk mel woon ni bu njëkk cour d'assises su amee tey ilaa yow mi diine lay am léegi dañoo wax ni chambre criminelle yi atti ñaawteef yooyu les chambres sont permanentes weer bu nekk wala ñaari weer yu nekk ñu am juge yi yokk nañu man mën naa koo seede xale yi fi nekk samay doom lañu man mën naa nekk seen baay seen waajur te xale yu jàng lañu formé nañu kon nag am nañu jumtukaay yëpp état du Sénégal am na jumtukaay yëpp def na ko pour xeex mbir mi léegi kay ñëpp waroon na kontaan ndax saay-saay ya daan def yu bon ba pare di rëcc
léegi dootuñu rëcc. maintenant loolu ñëpp ci war a kontaan. jëf ji ñaaw na ñaaw goo xam ni buñ toppee ñaawaay gi parce que c'est indéfendable mais quand même ku am souci de justice en toute chose di nga évoquer yu ci mel ni wàllu ger wàllu njubadi ci procédure beeg fa muy jaar fañ lay jaaraleeg ña lay dégloog ba ci kii atte en dernier lieu ñoom it est-ce que mënees na am yaakaar ci ñoom ci fànn woowu. waaw mën naa ko wax d'abord il faut nit ñi xam lan la juge d'instruction di def juge d'instruction du moom mooy tëj mais ci enquête am danaa diw tuuma biñ ko teg am naa des charges suffisantes suñ ko doon wax ci wolof maanaam am na ay tuuma yoo xam ni eggagul ci àtte bi de mais tuuma yi ma gis résultat yi ma am sama enquête wan na ma ni kii de moo def mbir mi daal di ko renvoyer tribunal su demee tribunal mais dañuy taxawaat Alaaji Assane defaat enquête ba à la barre indi nag ay preuves pour mën a dal ci waa ji moo tax ma ni la suñ doon seet statistiques yi chambre criminelle pour wane ni lu dëgër la c'est rare nit di fa dem di am acquittement c'est rare te le plus souvent acquittement su amee ci njuumte procédure la mais c'est extrêmement rare nañu def kii analyse yi ku fa dem tëj nañ la très bien parce que am nga garantie yëpp juge d'instruction gis na ñëw na juridiction de jugement ñu soog laa condamné kon nañu rafetlu loi bi parce que day tax defkatu ñaawteef yooyu yoon dal ci seen kaw punir leen sévèrement dañ ko war a rafetlu. très bien maître Assane Dioma Ndiaye ndax loolu dal na sa xel ci yow mi nga xam ni droit de l'hommiste nga ci wàllu droit ak ku mën a doon nag ak fànn bu mën a féetee. waaw surtout nag ci côté victime yi surtout xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom la ñuy sàkku mais ñun liñ ci xaw a tiital tuuti rek Alaaji Assane xam nga ñëpp d'accord nañ ne preuve en matière de viol dafa jafe souvent du am témoin ndax bu témoin amee am na may saa di ko wax bu témoin amee sax viol du am ndax kenn du fekkee ñuy violé nga bàyyi mais xoolal xale bi am juróom-ñaari at juróom-ñetti at ñu violé ko xam nga souvent juge bi day basé wu ci cohérence wu reçu bi li xale bi wax loolu cohérence bi ak incohérence bi mooy déterminer issue procès bi mais xale boobu bu ñu ko violé 2020 nga àtte ko 2023 est-ce que du am déperdition preuve est-ce que xale bi la mu mënoon a wax 2020 bu mbir mi xewee mun na ko waxaat ñetti at loolu muy loo xam ne praticiens yi mënuñu koo bañ a wax te loolu dafay am perte de mémoire loo xam ne munta ñàkk bañ a am même bu amee ay suyir ay yére yoo xam ne takkoon na dret takkoon na loo xam ne mënuma ko tudd ngir kersa mais loolu fii ak ñetti at ñëw est-ce que loolu naam sax juge bi war na mun a am temps jël ay mesures conservatoires juge d'instruction bi ñaareel bi aussi dafa am spécificité yenn infraction yi viol dafay créer ay traumatisme yoo xam ne dafa laaj victime bi ñu gindi ko ci diir bu gàtt parce que buñ la violé tey ñu àtte la juróomi at après yow diiru juróomi at boobu victime bi ci ban état psychologique lay nekk kan mooy exorciser li ñuy wax traumatisme am stress post-traumatique c'est-à-dire loi bi man ni ma ko gisee ñëpp d'accord nañ ni nga ko waxee ci yokkaayu peine yi ba fexe ba ñu gën a dissuader nit ñi mais dafa am loo xam ne mënoo ko def te boole woo ci ñi nga xam ne seen xam-xam dañ ci màcc defe naa ne buñ boole woon waxtaan wi maître Babou wax na ko mu ngi ci fanweeri at ak juróom man maa ngi ci fanweeri at ak ñaar xam nga ne kon ay màggatu avocat lañ fi waaw ñooñu nag mënoo di def ay loi yu mel nii ba pare boole ceeg ñun ñuy yëngu ci viol di assister victimes yi depuis te doo laaj suñu xalaat dëgg la c'est-à-dire que bitim réew dañuy woo ñun di ñu laaj di def ay formation ay Guinée ay Afrique ni ngeen def baax na ci di intervenir ak sax di génn ci presse bi ay contribution parce que yëpp du ci yàq dara loolu moo tax sànq ma ne maître qu'est-ce qu'il faut faire parce que loi bi jib na ba pare jib na mais li ci yàq mooy dañuy def ba pare ñun ñuy soog a wax léegi nag xam nga loi mënoo ko changer ci ñaari weer ñetti weer ñeenti weer te gis nga amoon nañ moyen tey gën a encadrer procédure d'information bi gën koo encadrer ci durée bi gën koo encadrer aussi ci yenn mooy jumtukaay yoo xam ne information bi day am plus-value maanaam day indi loo xam ne buñ ko atte woon ci saa si ak atte ko après information day gën ci victime yi mais day gën ci ki ñu topp aussi ndax kooku ay garantie day gën a am ndax juge bi dina def ay transport sur des lieux dina def ay expertise dina def woo ay psychologue waxtaan ak ñoom dugal ci yoo xam ne dina gën a mun a ki nga xam ne moom la ñuy jébbal dossier bi mun gën koo atte avec sérénité mais malheureusement tey moyens yi amul juge yi doyuñu
li ñuy wax apport de la science ak de la technologie tey buñ la defaloon test ADN yow Alaaji Assane nga dëkk Njaareem ak Touba. boo ko fayalul sa poche. kenn du def test ADN bi amul frais criminel. juge bi sax da la koy wax ne maa ngi def test ADN mais yow mi nga xam ne yaay victime bi yaa koy fayal sa bopp. boo demee médecin bi ne la 300,000. te balaa ñuy def test ADN bi di nga indi ki nga xam ne moom lañ ne moo ko def. yaayu xale bi di nga ko indi xale bi judd di nga ko indi nga dajale leen ñett ñooñu. mais xoolal problème yooyu. est-ce que suñu justice tey préparé na pour ça. donc li ñuy wax rek mooy bu ñuy defati réforme. naam réforme bi légitime na kenn du ci del si ci ginnaaw. contexte criminogène bi laaj na ko. mais nañuy gën a waxtaane mbir yi gën ci boole ñi ci war a bokk ba tey magistrat yi seen bopp ñoom ñoo am. jaaxle ñoo naan ñun est-ce que am nañ moyen appliquer loi bi. tey ñi war a appliquer bu ñu demee ba koy wax. donc problème am na donc defe naa ne tey waxtaan wi war nañ ko gën a yaatal. jërëjëf maître Assane Dioma Ndiaye maître Babou bu dee mu ngi ci jokkoo bi maître ñu jeexale foofu je pense que ni loolu xel nangu na ko de ëllëg ñu tirer leçon yi quand même di impliquer ñëpp je me demande d'ailleurs à quel niveau du débat lañu impliquer les acteurs de la justice. ndax xanaa yemuñu rek assemblée rek xanaa waaw li Assane wax dëgg la. gën a defaraat la rek. di yokk defar. defar moom du doy ñëpp d'accord nañ ci. mais soo jëlee association magistrat yi UMS. def ci démb séminaire. mu ñuy gëstoo loi bu bees bi ni ñu koy appliquer. mais li ñu war a waxtaan nangu ko mooy. mooy suñu seetee démb seet tey lii ñu teg tey moo gën fuufi ndole la nekkoon démb. très bien ñaawkat yi yu bon yi daan def démb. tey amatuñu benn chance pour rëcc. boobu nag progrès. il faut ñëpp d'accord ni loolu am na. nañ ñi d'accord ni ñi daan def yu ñaaw yooyu du rëcc mënatuñoo rëcc. ndax li leen ci fekk mooy des kaso. te yoon jox na jumtukaay juge yi ñu jël seen temps gëstu wuti ay seede wuti témoin wuti des charges suffisantes. pour que ku def ñaawteef yooyu dootoo rëcc. mais loolu li lay war a suli kay. mënuñu nuyul def lu dul ni wax kontaan ci. mais kenn du ko xeex. dëgg la nañ ci kontaan. jërëjëf avancement nag. avancement la. voilà jërëjëf maître Abdoulaye Babou avocat à la cour naata ngom maître Assane Dioma Ndiaye avocat également à la cour ak yéen ñu doon teewlu gis-gis ak RFM yëpp ñu ngi leen di jaajëfal Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi réalisateur Hadj Ndiogou Diène régisseur d'antenne Oumar Diaw ca kanam tuddi communiqué ak soxna Amine Ndaw